ñu gërëm leen ci ànd bi ak ñun ci seen télévision DTV delluwaat sant suñu borom tabaraka wa taala bi ñu may kattan ak wér ba ñu teewaat tey seen émission diisoo am mbégte di waxtaane Sénégal ak tolluwaay bi bala ñuy tàmbali daañu sargal ak a nuyu mbooleen ñi nga xam ne ñuy bàyyi xel partout ci Sénégal ak ci bitim réew rawatina la diaspora sénégalaise ku ci ne fa ñuy dégloo ñu ngi lay nuyu la sargal bu baax a baax di ñaan mbas mi génn fii ci na mu gën a gaawee ba activité delluwaat mel na meloon ba lépp lu jëm ci wàllum koom war a mën a dox ginnaaw ba nuyu ñuy bàyyi xel ci suñu page Facebook ak nuyu tamit ñuy bàyyi xel ci page YouTube DTV Sénégal ñu baaxaan dañu seen émission diisoo tey diisoo incha allah dina waxtaaneem ba tey Sénégal ak tolluwaay bi jëm ci mbirum xëyum ndaw ñi lu tax loolu mooy fi jamono toll la fi ñu toll ni alikalaj ji coowal Sénégal lépp mooy xëyum ndaw ñi ana fan la toll ci Sénégal ndax nag ñëpp xam nañ ni am koom dafa war a tàmbalee à la base maanaam tàmbalee ca suuf mu dëkku kaw yi ci ay région ci ay département ci ay commune law ñëw ci biir réewu taax waaye bu koom mi tàmbalee ci biir réewu taax loolu bari nag mooy faxal di am loolu mooy tax ba démographiquement réewu taax dafay xat réewu taax day bari embouteillage day dem ba dafay def benn genre surcharge day dem ba day jur lu bari loolu moo tax Dakar tollu fi tey ndax lu ëpp dañ ko concentré fi nga xam mooy Dakar ba tey amagul politique de déconcentration ngir ñu war a maanaam suqali suñu ay gox ngir waxtaani wàllu gu ñu mel fan yi bu ngeen seetloo émission diisoo li ñuy wax ni diisoo ak ñëpp lu tax ñëpp ñoo ci am wàll ndax Sénégal la diisoo ak ñëpp ci bépp région dañuy xool ñenn ñu jàpp ni am nañu baat ngir mën a waxtaan ak ñun liñ teg ci ay points ñu indi leen ci plateau ngir ñu waxtaan ak ñoom tey nag xam naa duggaat naa côté Saloum xam naa ni fan yi moom diisoo ak waa Saloum moom jot nañ seen wàllu baax ci diisoo fi ñu toll nii xam naa su ma jógee ci émission bi nag tey dinaa xool diisoo ak waa Kajoor diisoo ak waa Njàmbur wala ma ni diisoo ak waa Sud di waa Casamance ak la ko wër wala ak waa Jolof ndax bu ngeen xoolee ginnaaw ba ñu fi invité kii di Babou Khady Dieng mu jógee woon ca fe nga xam mooy Fass Cekkeen ca diwaanu Koungheul dañ fee dara laatoon Serigne Mboup mu jóge ca Kaolack Ndangaan tey jii tamit duggaat naa ci biir région bu Kaolack département bu Guinguinéo waaye tamit indi fa beneen jeune muy un jeune boo xamante ne bii yellu na ngi ñu waxtaan ak moom ci développement ci Sénégal bu ñu waxee plan Sénégal émergent ñu wax plan de relance économique suqali koom-koom Sénégal da ciy baax ñu waxtaanee ko à la base alors sunu gan mooy Pape Alé Samb Pape maa ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay sant Modou Mbacké di nuyu Sénégal. di nuyu kilifa diine yi. ci tarixa yépp di nuyu jàngu bi waaye di nuyu suñu yaakaar. tey ak ëllëg Serigne Mountakha Mbacké. xalif général des Mourides. macha allah. di rafetlu taxawaay bi nga xam ne am na ko ci biir réew mi. bi réew mi amee ay jafe-jafe. dëgg la. noonu mu ko amee noonu la ko xalif généraux yépp amee. muy Léona Niassène muy Thiénaba muy Tivaouane muy jàngu bi. ba nga xam ne si tey mën nañ koo tal toogaat fii di waxtaan ak askan wi. ndax kat olof day faral di wax ne nit bu xale nelawee ba yàndoor da koo tal. dëgg la. te pour mu tal ko fokk jàmm day am. dëgg la kon jàmm jooju. ñoom dañoo bokk ci ñi nga xam ne si tey ñoo ñu koy sauvegardeel. ñu ñaanal yàlla bépp xalifa bu fi nekk suñu borom yàggal ko fi. amiin tabarkalla. noonu aussi la ñuy nuyoo téléspectateur wu DTV. di nuyu nag région wu Kaolack comme ni nga ko waxee fa ñu jógee. waaye di nuyu sama département muy département de Guinguinéo. ndax tey bu ñu mënee taxaw di wax wala ñu ñuy déglu yàlla ak ñoom la. muy le département de Guinguinéo waaye nag loolu ñu naan xëcc boo gis am na bu gën a jege. ñi ngi sant aussi population wu Mbos. ndax tey lu ñu mel. Mbos la ñu juddoo Mbos la ñu yaroo Mbos la ñu jàngee Mbos ñoo ñu dooleel. kon lu ñu mën a am tey ñoom ñoo ko moom. dëgg la te dañuy delloowaat nuyoo bi yépp jox ko askanu Mbos nuyu képp ku fa nekk di ndaw di mag nuyu kilifa diine ya
bu ñu tuddee kilifa diine yi tudd nañ Serigne Abo Bousso tudd nañ Serigne Abdou Aziz Niane tudd nañ kilifa diine ya fa nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay. tabarakalla di rafetlu bu baax émission bi. jërëjëf di rafetlu liggéeyu DTV. jërëjëf tey nga ñëw ci DTV ni nga ko waxee sànq DTV faaw mu sargal ak gërëm kilifa diine yi rawatina Serigne Mountakha Bachir am na lu ñu ciy wàcc incha allah dañ ñëwaat na mu gën a yaatoom ndax dafa yàgg a teg ay actes yu am solo yu ngir Sénégal gépp ànd nekk benn dañ ci ñëwaat incha allah waaye tamit information boo xamante ne bi dafa wàcc démb jóge ci South Africa Johannesburg ñu nuyu suñu correspondant Mor Talla Fall du ñàkk bala émission bi jeex daañ jokkoo ak moom ndax dafa am jéey bu amati accident la luñ ko mën a wooyee ndax bakkan bu wadd la dal ci kaw ab doomu réewum Sénégal muy lu doy waarati bakkan bu wadd la dal ci kaw kenn koo xamante ni bii mi ngi bokk diaspora sénégalaise ndax tey ki jógee Sénégal nekk Gambie gii wala mu nekk ci Guinée Bissau wala Conakry gii su ak ñun sax mi ngi bokk diaspora sénégalaise mu am benn jeune sénégalais bu fa nekk ak njabootam ñu faat ko ci lu doy waar muy benn jeune bu tudd Aliou Sylla Sarr yal na ko yàlla xare àjjana ci sàmm njabootam ñu ngi koy jaalee kii di Serigne Cheikh Mbacké ndax taalibeem la am na lu doon wàcc lu am solo ni benn plateau spécial diisoo spécial waaye lii moo tax mu nekk ca di ko lijjanti ba tax loolu dañ koy reporter incha allah ni ñu ko jàppee woon waaye bu ñu ci àggee daal ñu ko annoncé incha allah kon ñu ngi nuyu ak masaw mbooleem diaspora sénégalaise bi di teg nuyoo bi ak masaw bi ak njaal mi ci loxol Mor Talla Fall représentant diisoo diaspora bi ci Johannesburg ndax fu ab sénégalais ñàkkee bakkanam diaspora sénégalaise bi diaspora bépp la laal Sénégal gépp la laal ñu koy masawu njabootam bu baax moom Aliou Sylla Sarr mi ñàkk bakkanam ca Afrique du Sud mbir ma nga amee ca Pretoria foofu la ñàkkee bakkanam kon ñu koy masawu bu baax ak di masawu mbooleem sénégalais yi. alors tey tam suñu plateau ginnaaw ni ngeen déggee présentation wu Pape Alé Samb daañu ci boole la ne ndax xam nga diisoo dafa doon plateau boo xam te ne bii c'est le Sénégal en miniature. lu ñu fi waxtaanee day bari ay gox yoo xam dañuy woo ak seen ay problème bëgg ñu teg ko fii becc ko faram-fàcce ko daañu ànd ak commission wala association bi ëmb les hémodialysés du Sénégal ndax dafa am benn centre bu ñu tabax ca Touba ci kilifteefu Serigne Moustapha Diakhaté daañu xool ñi amee mbirum dialyse ci Sénégal gi ñoom hémodialysés yi nun def ak Covid bi nun def ak vaccin yi waaye itam travaux centre ana fan la toll ndax lépp développement Sénégal la alors Pape Alé jaajëf ci nuyoo beeg yatal bi dañuy dugg ci waxtaan wi ndax tey bu ñu waxee plan de relance économique rôle et place du monde rural maanaam dëkku kaw yi jeunes yi ña nga fa macha allah ndox ma nga fa macha allah ci yenn gox yi suuf ma nga fa càmm mën na faa nekk bay mën na faa nekk tey bu ñuy wax plan de relance dëgg-dëgg ci département bu Guinguinéo ba nga jógee tey Guinguinéo googu tey ana ban place la war a am dëgg wala jox nañ ko wala joxuñu ko mais ban place la war a am ci plan de relance économique bu Sénégal tey. jërëjëf Modou Mbacké ginnaaw bu ñu rafetloo bu baax question bi xam nga département Guinguinéo dafa bokk ci département yi nga xam ne moom mujjee judd ndax ci 2011 la judd. pratiquement ñu xaw a des ginnaaw ci yenn politique publique yi ndax ku doon raam ñu dikk am lu tegaat sa kanam mu baare la day gën a métti ci yow li ñu bëgg a wax foofu mooy mbas mi nga xam ne ci tey pratiquement dafa yóbbu à genoux économie bu Sénégal bien avant yàlla def na ñu bokk ci ndaw ñi nga xam ne tey peut-être ñi ngi saytu doxalinu développement wu département bu Guinguinéo ci toutes ces dimensions muy économie sociale santé éducation et tout ça parce que yàlla may nañu privilège ginnaaw bi ñu àndee ak le président conseil départemental monsieur Pape Malick Ndour ñu koy nuyu di ko jaajëfal ci liggéey bu rafet yi nga xam ne si mi ngi koy def dans le département ñu am chance di participer ci ay CRD yu bëri
bokk ci ay atelier de diagnostic yu bëri yi nga xam ne si jafe-jafe département bu Guinguinéo la. Et ñu demoon ba un certain moment avant Covid bi avec le gouverneur bi fa nekkoon Alassane Sall te tey mu doon actuel gouverneur de Dakar. ñu demoon ba ne Guinguinéo mérite un programme spécial. kon loolu bu ci Covid bi dikkaatee dolliku ci. kon actuellement on peut dire que ni Guinguinéo mérite plus que un programme spécial. loolu waral bi ñu àndeek les autorités yi nga xam ne ci mooy les autorités territoriales. les autorités administratives les kilifa diine. les bàjjenu jox lépp. ñu ne nag war nañu jóg ñu jox Guinguinéo gëdd bi nga xam ne si tey moom la moom parce que on est département comme les autres départements du Sénégal. ñu gis ne bëri na loo xam ne tey manqué nañu ko ci wàllu infrastructure de base ndax vu que bi ñu juddoo léegi yàggagul mais loolu xëy na peut-être mën nañ ne du raison ndax ci di décentralisation muy souhait boo xam ne si président de la République daf ko jël en main ne nañu def bay décentraliser les politiques publiques de l'État kon bu ñu waxee décentralisation des politiques publiques de l'État et que depuis un certain temps ñu gis ne département Guinguinéo ay la yéwén fa mu waroon a toll bien vrai que ni am na ay jéego yu am waaye fa mu waroon a yéegagu fa day doon devoir ci ñun en tant que doomu Guinguinéo mais en tant que doomu gox bi ñu jóg yóbbu baatu Guinguinéo fa mu war a yegg pour que ñu gën ñu gestu. Justement Guinguinéo tey am na potentiel am na ni ma ko waxee sàng lu bari lu war a mën a exploiter. ci fàttali yaa ngi wax sàng lu jëm ci conseil départemental bi foofu nga doon fa agent administratif di liggéey foofu ci conseil bi ànd ak le président Pape Malick Ndour donte moom dama ko xaw a mere ndax invité naa ko ay yoon waaye neexul jot. boo ko dee woo téléphone neexul jot du ñàkk mi ngi may dégg xam naa mu jotaale boobu message ci tout le temps invitation diisoo ñu ngi ko yónnee ay message du ñàkk da nga jàlle boobu message ci moom. incha allah alors tey bu ñu waxee Guinguinéo ak ni ngay duggee ci biir kilifa yi ànd ak la jeunesse ànd ak les femmes dem ci préfet ak gouverneur di toog di xam li xew pour yow fi ñu toll situation bi naam amoon ngeen benn pexe ni dañoo méngoo ak dañoo yelloo benn programme spécial tey mbas mi ñëw na nga ne kon dañoo soxla lu ëpp lax spécial bi ñu doon wax mais tey pour yow lan moo bloqué Guinguinéo ci wàllum développement dëgg-dëgg. bon du ñu ne blocage. parce que comme ni ma la wax sànq département boo xam ne mi ngi judd en 2011. mënaguñu wax blocage. mais en quelque sorte mën nañu wax oubli. pourquoi oubli. pourquoi oubli bi. loolu moo waral tey suñuy tànk ñu jóg. di wax ne Guinguinéo dafa am ay ndaw. Guinguinéo tey jii. bu ñu xoolee rek même dans le cadre de la formation du gouvernement. depuis un certain temps bien vrai que on a eu un directeur général on a eu un coordonnateur à l'occurrence le président Pape Malick Ndour. mais ñun Guinguinéo dañu ne on fait partie des départements les plus disciplinés du Sénégal. du ñu dégg ci toji xeer du ñu dégg ci sànni xeer. du ñu dégg ci leneen ak leneen loo xam ne ku ñu ca fekk yedduñu. mais pourtant mën nañu ko parce que c'est un département jeune et majorité de sa population ay jeunes lañu. parce que si on dit 70% de population bi yëpp ay jeunes lañu. ay ndaw lañu. kon jàpp nañ ne. leneen yi nga xam ne si suñuy moroomi jeunes ñi ñu ngi koy def dans les autres départements wala dans les autres localités. mën nañ mais ñun. dañu préférer ñaar mooy dem wuti xam-xam boole ko ak yar. ndax ñaar yooyu dañuy faral ci dégg ci waxtaani Cheikh Anta. mu ne ku boole ñaar xam-xam ak yar. lu mu yàgg-yàgg fa nga bëgg a dem da nga fa yegg. waay mooy suñu philosophie. mais nag yaru gu ëpp it. waay ba ñu fàtte la. day baax nga jóg. nemmi ko waat. d'accord loolu moo tax ñu ne Guinguinéo bu dee ressources humaines am nañ ko. bu dee ressources naturelles. mën nañ ne am nañ ko. justement. parce que tey ne serait-ce que xorom ci nga xam ne tey
chaîne de valeur la. mën nañ ko exploiter ay milliers de jeunes di ci liggéey. kon jàpp nañ ne Guinguinéo am na lépp loo xam ne si li mu war a soxla ci développement am la. mais nag appel bi ñuy lancé te loolu tax ñu jóg. mooy les ministres yi nga xam ne si tey dañ leen a jox ay ndombal tànk. et qui sont des ministres de la République. Ils ne sont pas des ministres d'une localité mais ils sont des ministres de la République. ñuy bàyyi wàlla xel que ni ndaw ñi nga xam ne si peut-être de leur discipline ak seen tekkaaral ba tax ñu war leen a bañ a ñàkk boole ci yenn yi. ñu gestu leen xam ne ñoom it ci réew mi la ñu bokk te ay citoyen lan bi jàng jotee jàng nan bi wuti xam-xam jotee wuti nañ ko. te on a la volonté de développer notre localité. D'accord macha allah dégg naa fi nga waxee muy benn appel boo xam ne da nga ko def jëmee ko ci kilifa yi nu fal waaye itam jëmee ko ci ki nu fal ci bopp réewum Sénégal président Macky Sall ak ñi mu fal ci mbooleem goxu Saloum bi ndax maa ngi koy wax barki démb ni bu ñu jëlee Kaolack wax dëgg yàlla ci gouvernement bi moom côté Saloum boo ko jëlee digganteem Saloum ak Sine Saloum ak Ndoukoumane am nañ ay cër yu am solo alors kon dañ ko war a sentir à la base mais tey damay ñëwaat ginnaaw ba nuyoo. Mbos en action le président Modou Diop Guène jot naa message am sànq mi ñuy suivre tey dafa mel ni tey mbooleem goxu Mbos Guinguinéo ak li ko wër ñu ngi suivre la DTV. ndax tey nag seen doom moo ñëw ci plateau bi am. alors maa ngi koy wax ni potentiel bi am ci gox bi wax nga sànq mbirum xorom si mais bu ñu waxee développement daanaka dañuy xalaat li ci ëpp naan na am ndomba tànk ay nomination pourtant développement dëgg nekkul ci ki nu nommé mu am ndomba tànk. mais mi ngi ci ki nekk en activité sur le terrain ki am toolam di bay su bayee mën na ko jaay moo xam mbayum noor moo xam mbayum nawet wala ki am industrie tey potentiel u Guinguinéo département bi tey boo ñu ko doon présenté loo ñu mën a wax pour ñu mën a xam fan moo dox fan moo doxul. Modou Mbacké bu ñu nee Sine Saloum. wax le bassin de arachidier. Ouais. On parle de la région de Kaolack. D'accord. Et la région de Kaolack est composée de 3 départements. Dont le département de Guinguinéo. kon wax naa la ci ñaar yi nga xam ne ci état mën na ci sukkandiku. pour développer réew waxuma la développer dëkk. te ñaar yooyu yëpp. département Guinguinéo am ko. mooy lan une jeunesse engagée. mooy lan disponibilité des terres. parce que tey bi président bëggee lancer université Sine Saloum. El Hadj Ibrahima Niass. mais département Guinguinéo moo ëpp lu mu joxe ci suuf. macha allah dama jàpp ne nag. kuy tukki sa dëkk daa neexul. ñun ñi nga xam ne tey peut-être ñoo nekk dans le milieu rural. nekk ci gox-goxaan yi. tey politique publique yi ñuy dégg. bu yàlla doxee ba mu yegg si Guinguinéo. mais jàpp naa ne benn doomu Mbos wala Daara Mbos. wala Panel. dootul jot noor jot mu naan maa ngi takk sama saak dem di nooraan yi. ndax kuy wàlliyaan sa koñ daa tëggul. li ñu soxla mooy que ni les financements yi nga xam ne tey président bi ngi koy annoncé. que ñu bàyyi xel jeunesse su département bu Guinguinéo. parce que nag comme li ma wax cellaareel gi ak yar bi mi ngi ñuy bëgg a rey. Mbadou mi ngi ñuy bëgg a rey. ba tax na tout récemment dégg nañ le président de la République annoncer une enveloppe de 350 milliards. dans le cadre de l'emploi des jeunes. loolu tey ñu ciy xaar. que le département de Guinguinéo ñu jëlaale ko en compte parce que nag ay la yéwén du ñu ne ñoo ko gën a soxla waaye bokk nañ ci ñu ko gën a soxla. Très bien. parce que tey bu ñu ko sañoon tax dañ naan wala ñu jege tuuti le président de la République dama koy wax naan ko non teem ñoo dénk 200 milliards yi rek yeneen 150 milliards yi mu wekk ko yeneen département yi parce que nag suñu soxla day wane ni kon soxla bi kawe na trop soxla yi kawe na te phénomène bi nga xam ne si mooy immigration clandestine bi daf ñu laal dafa laal le département de Guinguinéo te loolu lépp li koy encouragé mooy jeune bi nga xam ne si bëgg na bay amul jiwu parce que li may wax doole jaa ngi fi matériel baa ngi bëgg baa ngi fi bëgg baa ngi fi engagement baa ngi fi boo demee ci boo gis nga Modou bu la yàlla dimbali woon tey ba nga ñëw ci àll bi da ngay xam ne ñii ay jeunes yu engagé lan macha allah da ngay xam ne ñii ñu bëgg lu baax lan da ngay xam ne ñii lu bëgg développement lañu parce que da ngay ne serait-ce que seeni moyen de bopp tax la ñuy nekk di kër yi pour que la et ma jàpp ne dans le cadre
des financements yi nga xam ne si moo ci parce que on parle souvent de la discipline économique. Ouais. Et discipline économique. mooy Modou Mbacké mi may jël xaalis di ko jox. mu leer ma ne bu ma ko joxee dina ko jural dara. dana ko yokk ba mu am. moom dina ko yokk. mais est-ce que du aajo ay formation yu wér d'abord. yooyu yëpp day tënku ci discipline économique. parce que dafa englobé lu bëri. mooy lan yow mi leb di nga fay. yow mi leb di nga investir. yow mi leb di nga ci sentir sa bopp. et boo demee ba yaakaar naa ne war a mën a toll ci mën a fay lanu la lebal. c'est parce que mooy que ni am nga une bonne gestion. te gestion boobu mi ngi commencé ci formation yi. soxla nañ ay formation loolu du doy. parce que xam-xam. li Cheikh Anta daan wax rek. xam-xam du doy du doy. am na nag des formations yu ñu subir. mais ñëw former jeune bi. jox ko espoir mu toog di la xaar pendant une durée boo xam ne si. gisu la amaatul benn feedback bi. dafa bokk ci liy décourager loolu jeunesse bi. kooku boobu jeune tey xëy na peut-être mi ngi jóg takkub saagam na xaaral ma dem Dakar. di dem ci ranci ji wala may jaayi crédit wala may defi nangam kooku boo ko fekkee fa mu dëkk mbos ni ma la ko waxee wala mu dëkk gañik wala mu dëkk njaago wala fu mu mën a dëkk nga ñëw jàppale ko ci matériel jàppale ko ci formation encadré ko mu liggéey kooku jàpp na ne boo doo ko gis Ndakaaru dëgg la pour dëggal li ngay wax des fois ci biir mbedd Ndakaaru da ngay romb benn jàmbaar waxambaane boo xam te ni bii dafa toll ci digg dooleem am na 25 ba jëm 30 et quelques ay at nga gis ni kii dafa bàyyi dëkkam jël oto fay paas daw ay kilomètres pour ñëw Ndakaaru ci la muy jaay lépp daanaka da nga koy xool xam ni capital bi matut 15 000 francs li muy yor lépp di ko jaay loolu day wane waat ni kon Sénégal macha allah am na ay jeunes yu bëgg a liggéey am na ay jeunes yu am volonté. pour déplacer wu muy metti muy tàng ñu ñëw pour am dara mais day mel ni des fois fanu dëkk duñ fa am lu ñu fa mën a téye ni mu ma dale ni mu dale ñeneen ak ñeneen jóge seen ay dëkk Touba ngir ñëw Ndakaaru est-ce que dëgg-dëgg lu ñu dem ba commencé nag bu ñu waxee dëgg ni dañuy def xëy na ay commune def ay régions yu bees yaatal est-ce que wut am lu ko accompagner foofu laay ñëwee ci wàllum accompagnement bi tey ci ngeen gi neew exactement lan la manqué loo xam tey yaa ngi wax waxu 200 milliards bu la ko président Macky Sall dénkoon mais da ciy baax tamit nga xam sa gox duut baaraam ci point yi fan ak fan mooy metti pour président mën la dégg ba gën a mën a xam ne war naa bàyyi xel Kaolack waaye war naa bàyyi xel nag département ngir Guinguinéo. xam nga Modou dañu ne. ab gox. la koy njëkk a développé. mooy mu ubbeeku. très bien. désenclavement. tey mën na ne département Guinguinéo est le seul département dans les 45 yi fi nekk au Sénégal. boo xam ne bu ñu doon wax 9 kilomètres de goudron la ñu am. dans tout le département. département bi yëpp 9 kilomètres de goudron. waaw tey loolu mu doon loo xam ne si tey enclavement sonal ñu et ñu xam ne aussi du compétence su collectivité territoriale. parce que bu ñu naan tali. du compétence su commune. du compétence su conseil départemental. bien vrai que ñoom ñu ngi ciy def li ñu ci war a def lépp ñu ngi ciy wax li ñu ci war a wax. mais là dañuy lancer waat un appel à l'endroit du président de la République. son excellence le président Macky Sall. parce que nag ñu ngi koy wax ne ni Fouta doone titre foncier. noonu la Guinguinéo doone titre foncier parce que 2012 ba léegi. dañuy reyante di joxe suñu bakkan. pour que moom élection yi fa ñëw mu gagné ko. doonte titre foncier bi ngay wax noonu ñu bari ñoo ko contesté que ni attention bu tëddee nelaw naan fii maa ko moom fii maa ko moom. dana am mbett gu rëy rëy. ñun dañ ko prouver parce que dama ne la depuis 2012 ba léegi. depuis 2012 ba léegi. élection yi fi jaar yëpp le président de la république daf ko gagné. waaw mais bu ndaw ñi dee ko jox bopp. di ko voté léegi nag ci ba tey duñ xaar retour bi ñuy xaar pour mu développer seen gox. loolu moo tax ñu ne benn politique bu wër. loolu attention moo gars tax yi dañu découragé. loolu nag moo tax ñu ne. dañuy jóg. parce que nit ki bu fekkee ne da nga def yow li la war. am nga nag sañ-sañu. réclamer li nga yelloo. loolu moo tax ñu ne dañ koy lancer waat un appel. waay département Guinguinéo bokk na ci li ko gën a téye mooy problème mu tali. axe bi nga xam ne tey moo jugee kawoon. jaar Guinguinéo jaar Mbos dem ñiibi moom waxuma la. mais c'est axe la boo xam ne pratiquement day ubbi
day lëkkale ñetti région ba ñeenti région yoo xam ne nekk genre benn centre la. centre la parce que tey jii baykat bi bay ba nawet jot mu war a génnee xaal ji wala mu génnee jiw gerteem wala dara camion yi koy jënd taxaw presque à 450 ou 60 kilomètres ci point de vente bi ne damay xaar ngeen ñëw yéen baykat bi transporter seen gerte ñëw. parce que amul yoon jënd ko parce que amuñu yoon yoo xam ne ci tey. bien vrai que nag dans le cadre du PUDC dans le cadre des autres programmes. ñi ngi ci am des pistes rurales mais nag piste rurale. la ca neex mooy day am axe benn goudron. axe central boo xam ne. da leen di connecté. tey gis nañ axe bu mel ne bu jugee Ngélu. jaar Gagnic. ñëw ba Waalo Séndieñ ñu gis ay piste rurale boo xam ne dafa jóge Njaago rallier piste bu Mbos bi mais tey bu ñu amoon tali boo xam ne mooy boobu ma la wax mooy tali Mbos bi te ñu yàgg ko jooy nag malheureusement amaguñ ci gain de cause mais lu ñu yàgg a jooy la ndaxte département Guinguinéo loolu moo ko mën a ubbi envers Touba loolu moo ko mën a ubbi envers Kaffrine loolu moo ko mën a ubbi pour mu ubbeeku ci Mbirkilaan bi nga xam ne tey bokk na ci luuma yi nga xam ne moo gën a rëy ci Sénégal waaw xam nga loolu day ñëwaat li ma doon wax sànq ma ni dëkk dañoo war a décentraliser gis nga booy xool Dakar macha allah gis naa ci président Wade doon na ko def président Macky Sall ñëw di ko continuer bu baax te mooy yoon ak ay autopont ci biir Dakar des fois da ngay xool nga ni waa Dakar de macha allah autopont yi ñu ngi fi mais li tax ñu def ay autopont dëkk bi moo xat ci li tax mu xat mooy comme exemple Guinguinéo bi ngay wax bu amee 9 kilomètres de goudron mais attention kon yow da nga jël lépp yemale ko Dakar yéen dëkk yu mag yi bàyyi le Sénégal bi nga xam tey mooy base bi nga xam tey fa la Sénégalais yi nekk fa la ndaw ñu nekk looloo tax ba du am dara mais tey bu rombee mbirum yoon nga xam bokk na ci lii gën a doxal développement ndax économie transport daf ci am solo surtout bu amee ay relais yu mag yoo xam tey da ngay jóge Guinguinéo mën a daw biir Kaffrine dem fa wala nga ñëw fu mel ni Kaolack wala nga dugg biir Touba dëkk yu mag yooyu bu amee yoon kon loo bay da nga ko mën a écouler da nga am yoon woo ko teg la preuve yaa ngi koy wax mais tey bu rombee yoon bi jeunesse si ña nga fa àll bi ña nga fa est-ce que ndox am na fa aussi pour que kii war a bay mbayum nawet bu rombee mu am lu ko fa téye encore mën a def maraîchage ndox mi foofu naka la demee bu dee am na espace aussi. xam nga Modou Matar maa ngi lay jaawale. benn la rek Modou Matar le PCA des mutuelles de santé bu département de Guinguinéo. ñu ngi koy nuyuwaale di nuyuwaale bépp acteur de développement bu département bu Guinguinéo. macha allah dañuy wax ne. lu baax. loo ci am doyul. lu bon. lu mu bëri baaxul. musiba la kon maanaam alhamdulilah dañuy sant yàlla. ñun am nañ zone yoo xam ne tey. boo gasee ndox bu neex ngay am. am nañu possibilité yooyu. am na fa ñoo xam ne si loolu moo leen gënal. mbayum dër bi. mais dama la wax sànq ne la ñun bëgg la ñu am. ak volonté. mais accompagnement day ñëw ci état. am na loo xam ne tey peut-être jox na ko les collectivités territoriales. ñi nga cay bay seen wàll. parce que dama ne le concept acte 3 de la décentralisation. dara gënu ko pertinent. ci programme yi nga xam ne tey le président de la République doxagul nag. parce que bien vrai que doonte doxagul am na fu mu doxee am na fu mu doxeegul. fi mu doxee daa mel parce que mën na ne. tey dans le département de Guinguinéo bi nga xam ne tey man. mën naa ci wax. mën naa ci wax surtout. au niveau du conseil départemental bi nga xam ne ci tey man fa laa nekk. mën naa ci wax. li tax ma ne la mën naa ci wax ñun à l'époque dañu bokkoon ci conseil régional de Kaolack. mais ñun ñi nga xam ne tey ay tout tànk lan woon wala dara. mosoo gis tax benn bâtiment wala lenn ñu ne non conseil régional moo ñu ko indil waa Mbos wala moo ko indil waa Daara Mbos wala waa Panel wala waa dara. parce que lu ci bëri dañ ko doon centraliser. léegi ak conseil bi. mais tey jii. Au niveau du conseil départemental, le mois passé, le président du conseil départemental a donné 4 ambulances dans les différentes communes du département. Bien vrai que tu as été le bilan du conseil départemental, mais on peut dire beaucoup de choses grâce à l'acte 3 de la décentralisation. Parce que gouvernance de proximité, gouvernance de proximité, nit ki la gëna jégé mo la gëna jégé mo la gëna mëna gaaw xam sa soxla que ki la sori
kon loolu dañu jàpp ne bu président tegee un programme aussi ambitieux ñu koy doxal ñu nekk ci phase test vraiment muy gis ay résultats man dama jàpp ne le président de la République war na gën a mën a les projets et programmes yi nga xam ne au niveau national ñu jël leen a gën a centraliser décentraliser ba ñu wàcc dans les collectivités territoriales tey je prends l'exemple d'un programme très ambitieux muy Agri Jeunes tekki ndaw ñi parce que man j'ai bon personnellement programme bu ma am espoir la dans la mesure où bi ñu nee tekki ndaw ñi dàquñu mag ñi nag waaye bokkuñu ci bi ñu nee tekki ndaw ñi deuxièmement ñu ne cible bi c'est la jeunesse rurale les jeunes du monde rural kon jàpp nañ ne président de la République am na xalaat ci ndaw ñi ci àll bi mais ay waay ñi nga xam ne tey ñooñu la ñu dénk les programmes ndax nit ki comme on le dit le président de la République sa mission première c'est de définir les politiques de la nation kon ñi nga xam ne tey ñoo chargé wu à l'exécution de sa vision ñoom ñu cible bi ñu mën leen a gën a jege et jàpp nañ ne li gën a mën a jegaloo cible bi mooy nga fekk leen fa ñu nekk d'accord demander leen seen i soxla mais da nga ñëw tudd Agri Jeunes nga am ci yaakaar fekk pourtant dafa amoon lu ko jut ci ay programmes yu bëree est-ce que du ci baax ñu évaluer tuuti xool yi fi jiitu woon lan moo tax doxul woon ba njàmbat yi ba tey ci kaw taabal ji ndax sànq sa biir wax ndey nga moom macha allah ndox mi tuuti ngay gas nab bi soriwul nga am ndox te nee nga ndox mu neex ndox mu neex mi ñëpp bëgg tey mbir mi exactement li fi amoon ci ay projets yëpp dégg nga fi DER dégg nga fi ANPEJ dégg nga fi FONGIP dégg nga fi lu ne ci kii tey est-ce que dëgg-dëgg bala ñu ñëw ci Agri Jeunes bi est-ce que yooyu projet yëpp yi fi amoon est-ce que gin gi néew gis na ci boppam avant yu bees yi tey. xam nga tout à l'heure Modou j'ai utilisé un terme muy la discipline économique économiste yi ko jàng dinañ xam lan mooy discipline économique. la mu ëmb bari na. la mu ëmb dafa bëri. parce que là da mooy permettre ale ñu lancer waale un peu un appel. à l'endroit du président du conseil départemental. d'accord naa ci nga lancer appel. mais dama am question boo posé boo xam bëgg naa nga ñëw ci. waaw non man lancer appel bi. parce que nee naa la ñu évaluer un peu. l'évaluation awoon ba pare avant yu bees yi. gis nga programme de développement. bépp programme de développement. ñaari volets yi ci ëpp solo. peut-être xëy na du ma ne. ñoom jëluñu ko en compte parce que c'est des techniciens yoo xam ne si. ñoom maîtriser nañ ce qu'ils font. mais nag on donne notre avis bi ñuy joxe mooy que ni li ñu jàpp ne moo gën a am importance ci bépp programme et projet. mooy diagnostic mooy suivi. bien sûr. man ñaari phase yooyu. est-ce que mi ngi am bon comme nekkuñu nag ci instance yooyu. il nous serait un peu difficile. ñu mën ci répondre wax ne. non mais yow en tant que tey da nga représenter la jeunesse. yow boo demut au fond tamit. man xam nga tey li moom sur le terrain da nga xam li xew. waaw li ñu mën a wax da nga gis ne ngir Guinée tey. am na ñu ci bénéficié wu. doxal nañ ci li ak lee. bu fekkee bari na baax na bu fekkee néew na tamit da ciy baax ñu mën a. dolli waaw xam nga tey jii. approche. waay mooy différé. très bien. parce que programme bu ñëw. waay ak approche bi ngay indi. mais ñun li ñu gëm. te jàpp ko. mooy que ni yenn politique publique de l'État. waay. Modou Mbacké nga nekk opposition nga nekk pouvoir ci yem. ñun ñëpp a ci war a bénéficier wu. waratu la doon ci yoo xam ne c'est sélectif non non. kon foofu dafa am sélectif non j'ai pas dit que ni dafa am. mais dama ne. loolu dina bokk ci li nga xam ne ci tey. day naxasal un programme. bien sûr waay. parce que tey jii Modou Mbacké mën naa bañ a bokk ak moom la même formation politique. mais ma gis ne il est jeune il est ambitieux et moom mi ngi entreprendre avec ses propres moyens. il est sénégalais. et encore il est sénégalais. mu ñëw fekk ko ci li mu nekk. ma jàppale ko. au lieu que ma dem seet Pape Alé wala benn Babacar Faye wala benn Aliou Ndiaye boo xam ne. ñoom wala ci mu ñëw ci leen. non man li ma gëm. mooy que ni nit kiy soox. di lag-lagal parce que boo xoolee loolu daf may permettre tuuti ma dugg ci li ma la doon wax ne la may lancer un appel c'est le programme boo xoolee programme bu mel ne Prodac mais gis nga quand le coordonnateur m'a expliqué le programme non suñu xool daf ci sedd parce que lan la
mooy que ni lenn rek la ñuy jooy li mu amagul te la président dañ koy lancer waale un appel que ni Guinguinéo soxla nañ ci dag yi bien vrai que c'est des trucs yoo xam ne si tey c'est des projets nationaux c'est des projets yoo xam ne si peut-être c'est des projets de l'État du Sénégal mais nag en tant que doomu Guinguinéo ñi ngi naan président Pape Malick Ndour te xam nañ yéeneem ci département Guinguinéo xam nañ aussi li nga xam ne tey bu amoon possibilité dina ko fa def ñu ngi koy ñaanaale que Guinguinéo moom it bëgg na ci dagg yi pourquoi je dis ça dafa doon une approche boo xam ne bu pertinente la Modou ma ndax jeune bi nga xam ne tey mi ngi ak volonté bi ñu ne la kaay suuf a ngi nii ay tracteurs a ngi nii ay ingénieurs a ngi nii ñu defal la formation encadré la nga bay ñu accompagner la à la commercialisation loolu jàpp naa ne dara gënu ko téye loolu moo tax ñu lancé waat un appel te dafa am un principe boo xam ne dañ koy wax ba créer ko un ministère muy l'équité territoriale ñun on est un département jeune mais on est un département li ñuy doon xale ci département mais département lañ comme le département de Dakar li Dakar am muy préfet moom la ñu am li Dakar am muy préfecture moom la ñu am mais tey jii boo dee xool ci wàllu infrastructure bëri nañ ci ay infrastructure yoo xam ne si man kay 9 kilomètres de goudron le département bi am kon xam nga kon fa la wax ji jeexee xam nga Guinguinéo soxla waat na lu bëri pour son développement ci wàllu infrastructure de base ci wàllu formation des jeunes bien vrai que am nañ fa ay jeunes cadres yoo xam ne tey ils sont capables d'être ministres et loolu dañuy lancer le président de la République que ni Guinguinéo aussi vraiment combat yi nga xam ne si mëne na ko durant depuis 2008 bi mu créé le parti ba léegi ay jeunes nekk ca engagé wu à son côté gis nañ tout récemment le président Pape Malick Ndour bi Sénégal tàngee kenn ñu mut a génn il a été toujours là il défendait toujours le président de la République kon ñun soxla nañ des postes ministères yoo xam ne tey ñun danañ ci gën a mën a sentir suñu bopp parce que nag li koy joxe ak li koy doxal mi ngi fi muy compétence ak engagement ak détermination c'est vrai man nag des fois damay xaw a dàq ni gox balaa développé dañu am ay postes ministériels damay jàpp ni politique de l'État bu awee ci yoon rek gox bi am ministre ak ñàkk am ministre lépp mu war a dox lu day wane waat ni kon ba tey rek manquement yi bari na ba jaaxle am na ba gox yi bari jàpp ni xëy na bu ñu amut benn ndaw wala ñu am benn ministre bu nekk seen gox dana tax ba seen développement dina yeex loolu man dama jàpp ni war na xëy na révolu war a wàññi ko bu baax a baax mais tey ba tey ak département bi parce que da nga doon agent administratif ci département bi muy conseil départemental ba bu nga nekk di fa yëngatu mais nga tudd ni da ngay lancer appel pour que Guinguinéo am ci dagg yi muy tool yooyu nga xam ne tey Prodac moo koy doxal mais tey boo doon évaluer ci un peu la région Kaolack foofu moom ñaata dagg moo fa am. bon région de Kaolack bon pratiquement amagul dagg. parce que dagg bi ñu gën a jege c'est le dagg de Boulel. Dans la région de Kaffrine mais li ñuy wax tey jii développement ak économie bien vrai que nous ne sommes pas des experts nag ci wàllu économie mais dama jàpp ne expert bi gën a rëy mooy kiy dund nit ki li mu dund ndax ki jàng te pratiqué wu ko mën na bañ a bokk ak ki nga xam ne mi ngi koy dund chaque jour sur le terrain mën nañu bañ a yem malheureusement tey ñun dañu am ay ressources yoo xam ne au niveau de Kaolack tey jii bu ñu nee port bu mel ne port Kaolack port sec bu Mbadakhoune mais c'est des projets yoo xam ne tey avec l'appui de l'État du Sénégal mais benn jeune u Kaolack dootul jóg di ñam maa ngi dem Ndakaaru tey lu mel ne usine bu Sonacos bi nekkoon Kaolack am nañ fa unité de production ñu defaat ko relance mais tey jii loolu c'est la région de Kaolack mais dama ne la pour le département bi nga xam ne ñun moo ñu gën a concerné mais chemin de fer bi amul lu mu dul woon employé benn yàgg na nit da daan jóge mais tey jii avec l'ambition du président de la République ne da koy relancer nañ ci am espoir waaw nañ ci am espoir mais aussi di ko ci gën a ñaax ñun li ñu gën a bëgg xam nga Modou tey jii jàpp nañ ne bu ñu defaloon yoon lu baax mu am ay jeunes yoo xam ne ma am benn rakk boo xam ne tey war naa jóge Mbos yorub Jakarta am tax di def navette bi Mbos Guinguinéo di wàccaale benn 2000 francs wala benn 3000 francs le mois lui revient 90 000 francs et loolu malgré que ne kii na mais ñi ngi ciy kii te xale yi ñi ngi koy def malgré les difficultés yi nga xam ne ci dañ ko ciy rencontrer ak insécurité bi nga xam ne ci dañ ko ciy rencontrer ak yooyu yëpp mais loolu dañuy wanewaat benn que ni am nañu engagement wu liggéey seeni gox
te bëgg nañu des ci seen dëkk nit nag boo ko bëggee toogloo foog nga am loo mu toogaale loolu moo tax duñ jóg surtout di lancer waat les coordonnateurs de projet les chefs les directeurs généraux ñu ñëw ci département Guinguinéo xam ne vraiment département la comme ñëpp te lépp loo xam ne si tey ñi mi nga am dans les autres départements war nañu ko fa mën a defal lu jaadu lool lu jaadu la alors da nga ma dollil argument ba ngeen ko ma doon def sàng par rapport ak Dakar xam nga tey boo ma ne Guinguinéo nga xam dafa nekkoon capitale bu am solo ci wàllum chemin de fer nekkoon gare bu mag ay jamonoom nekkoon ci xolu foofu nga xam mooy ndukumaan gi raay bi doon fa indi lu bari raay boobu tey gis nga ko deena ba daanaka acca ca moo ne am na sa naatangoo Mayacine Camara kon Mayacine Camara bi nga xam tey moom lañ dénk secrétariat en charge du chemin de fer ci Sénégal kooku kon am na mission bu rëy rëy mais loolu day ñëwaat argument bi doon wax sàng ma ni dañoo yemeel Dakar mbir yu bëree bëri la preuve mooy le moment où ñu samp ab terre ci daanaka lu néew 50 kilomètres Dakar Diamniadio ak la ci dugg ci ay milliards yu bëri c'est vrai baax na mais day ñëwaat ci nim ba tey day mel ni les politiques publiques ni ñu koy doxee dañuy xaw a fàtte fa feebar fan la ak lu waral lii gis nga feebar bu amee bopp di metti da ngay faj li waral bopp bi di metti mais boo ñëwee rek jàpp bopp bi di ko taf bopp day gën a metti war rek nga yàq sa alcool wala sa mbir parce que train bi baax na lool express bi TER bi waaye tey buñ fexewoon ba niveau national train bi soxali ko waat na tax ba nit mën naa toog fa mu toog di bay di ko mën a écouler muy ñëw Dakar ndax raay baa ngi dox ndax bu dee ci transport boo xam day doon bagage bu bari marchandise moom li ci autorail man moom acca camion da nga dajale ay téeméeri camion pour war a remplacer benn train loolu day wanewaat ni ba tey pouvoir actuel bi war na gën a bàyyi xel liggéey bi à la base pour mën a suqali zone yi nga xam ne ko bokk mais bi ma tuddee sàng raay bi nga tuddal ma lu am solo mais Pape sa xarit bi Pape Malick Ndour sa turandoo aussi Kaolack ba tey amagul dakk ci foofu ndox mi neex na yomb na grenier ci wàllum sàqum gerte Sénégal gi moo nekk xanaa loolu potentiel la bu nu bàyyi de. waaw mais xam nga comme j'ai dit pour le cas de Prodac dafa am nun ko tëggee noo xam ne tey peut-être man je ne suis pas trop habilité wala trop bien informé pour wax ci parce que c'est des dag yoo xam ne am na yu fi nekkoon mu ñëw fi nekk def ci vraiment liggéey bu am solo relancer waat activités yi yépp yu Prodac ba tey ku ci nekk di rêver parce que loolu moo ñu indee ñun ñu rêver di ñaan dag yooyu mu yegg si Guinguinéo kon loolu dañ ko ciy féliciter muy di ko ci encourager mais li ma bëgg a wax foofu Modou mooy que ni chemin de fer bi yow da nga wax wàllu transport de marchandise bi rek mais au-delà de transport de marchandise bi nombre de personnes yi nga xam ne tey moom lay employé vie économique bi nga xam ne tey moom lay jural dëkk bi te Guinguinéo bon ñun suñuy at bëriwul mais dégg nañ ci mag ñi ne dañ daan ay nit dañ daan jógee ba Ndakaaru ñiy jógee Saint-Louis ñi ñëw di daan ci seen doole biir Guinguinéo kon da ngay gis ne relance boobu vraiment lu ci mais le président de la République boo xoolee tuuti gëstu ci PSE li mu ko gën a amal solo muy la transformation du capital humain mooy def tabax nit ki ci ay formation loolu jàpp nañ ne bu indee terre bii xëy na peut-être du ñu si sori duñ ci sori à la mesure où peut-être du ñu ne amul njariñ lu am njariñ la parce que vision la nit ki booy gouverner da ngay xalaat Dakar nan lay màggee fii ak 15 ans nan lay màggee fii ak 20 ans ci kanam kon man mi dëkk Mbos nga xam ne peut-être terrain bi terre bi mën na fa bañ a yegg si damay jàpp ne amul njariñ mais si toutefois que ma déplacé wu ba Mbos ñëw ba Dakaru bëgg a jaabante diggante parcelle wala biir Dakar danaa ne terre bi am na fi solo kon gouverner c'est prévoir li nga xam ne tey président xëy na xool na ne te statisticiens yu bëri wane nañ ne fii ak 2030 population Sénégal dina doubler kon c'est bien moom mu anticiper mais anticipation boobu it waruñoo fàtte àll bi justement parce que man nag dafa am man bëggoon naa bu ñu anticiper waaw nanu gàttandu problème bi fan la mais li fekk ñu ngi anticiper di def lépp Ndakaaru
kon day mel ni ñoom li ñu prévoir lépp mooy na dëkk kaw yëpp ñëw Ndakaaru saa ñu fexe ba mën ak keneen ak keneen toog ci dëkkam Modou ci am falam soxla woon lu bëri yàlla daf ñu dimbali dañu dugg ci politique par conviction waaye ngëm-ngëm la aussi dañu dugg ci politique par principe jàpp ne ñun ay ndaw lan suñuy gox ñun la ñu yaakaar pour ñu mën ko développer suñuy gox ci ñun lay sukkandiku parce que nag su ma fekkee sama baay bi nga xam ne tey peut-être ma nga ca mairie bu Mbos wala beneen mairie am juróom-ñett fukki at wala juróom-ñaar fukki at kooku su ma ko bëggee laaj ay résultats maa ngi koy teg coono kon dañoo soxla dëkk bu nekk dafa soxla sa jeunesse jeunesse am bi mu soxla nag ñoo war a jóg sol seeni dàll xeex lépp loo xam ne ci luy jariñ suñuy gox la ñu dem wuti ko indi ko loolu moo ñuy permettre ñu lay wax ne malgré qu'on est avec le président de la République on le soutient à 100% depuis 2008 ba léegi on le soutient on est derrière lui mais nag waax boo gis bu yàggee boo gisatoo ña nga jilanteel da nga taxaw gestu moo tax dañuy taxaw wax le président de la République que Guinguinéo jot na moom it mu gestuñu ndax nag développement ñun ñëpp la ñoo amuñu lu mu guddi guddi tey Guinguinéo la ñuy fanaani comme Guinguinéo la ñuy fanaani amuñu lu ëpp Guinguinéo amuñu lu ëpp département Guinguinéo amuñu lu ëpp suñuy dëkk tey on est 12 collectivités territoriales bien vrai que ni gis nañ suñu bopp ci yenn yi mais nag piste rurale baax na forage yi baax na mais dañoo soxla tey jii loo xam ne suñu moroomi jeunes yi dinañ ca dem di ci liggéey ay usines yoo xam ne tey war nañ ko fa mën a implanter ay unité de transformation yoo xam ne war nañ ko fa mën a ci ne serait-ce que tey jii unité de transformation des fruits et légumes mën nañ ko buy bii nii dañuy toog dafay yàqu bisaab bi mais dañu dem ci benn foire boo xam ne ci avec les Turcs bi ñu fi ñëwee dañu toog wax ñoom li ñu fi seen séjour bi ñu fi def yëpp bisaab la ñuy naan ñu ne ñoom naka la ñu mën a gisee lu mel nii ba pare mu am Sénégal te exploité wuñ ko kon ñu demander à l'État du Sénégal que ni tey ne serait-ce que ñu am ay unité de transformation yoo xam ne dans le département ay usines yoo xam ne tey dans le département décentralisé ko jeunes yi département ba di ci liggéey expertise locale bi man di gis seen bopp loolu dara ëpp ko solo ci suñu dëkk yi alors Pape macha allah li nga fi becc ci ay kaddu wane na ni Guinguinéo tey bu doon te dafa feebar gis nañ ordonnance bi nga xam tey mooy médicament yi ko war a mën a faj mais sa biir wax sàng dama ci dégg kuy dox ba yàgg nga ànd ak ki nga àndal dem ba yàgg geesuwulam xaaru la bàyyiwula xel da nga taxaw loolu menace la wala exactement lan la ndax tam dañoo toll ci waajal élection locale doonte dañ ko doon waaj jàpp jege si nam ñu dàq ko ba tey la xibaar bi jib ci Assemblée nationale jàpp nañ ko fi ñu toll ni 27 février incha allah 2022 alors menace bi nga wax sàng lu nu mën a jàpp ci élection locale yi nga xam ñu ngi koy wàcc ak Pape Alé Samb. non Modou xam nga au début de mes propos. nee naa la ñun on est très discipliné. justement. kon moo tax bi ma déggee du ñu def menace. nga ni dañuy taxaw. xam nga maanaam lu xew. foofu li ñu bëgg a wax. mooy que ni ñun du ñu def menace. mais on est en politique. li ñu bëgg a wax foofu mooy que ni tey. malgré que bu ñu ànd ak yow Modou. bu ñu amee lu ñu metti ci yow dañ la koy wax. dëgg la bu ñu amee loo xam ne ci bëgg nañ ko ci yow dañ la koy wax. mais danañ ko teg ci yar. ci discipline. moo tax tey jii ñun on maintient nos propos comme quoi que ni on soutient le président de la République. on est derrière lui. mais nag gàddu na moom mu gestuwaat ñu pour que fii ñu nekk tey. ñu mën ko romb fàttewuñu nag waaye nag mën naa gën a dolli bu baax a baax a baax a baax. parce que Guinguinéo soxla ci daa bëri. loolu ñu naan màggat mu wopp la foo bés muy metti kon na ñëw jox ñu frotté bu doy frotté bu doy bi mooy lan suñu service départementaux yi fa nekk ñu tabaxal ñu ay ci tabaxal ñu ay poste de police tabaxal ñu ay caserne de sapeur pompier tabaxal ñu ay infrastructure de base yoo xam ne tey jii yu adéquat ak yu moderne dégg nañ ci maison des jeunes yi nga xam ne ci tey ñu citoyenneté bi ñu ngi koy xaar tey jii ñun yàlla daf ñu dimbali. li ñu naan citoyenneté ci département Guinguinéo la gëppee. xam nga mooy lan. mooy bu fal jotee nga fal. bu voté jotee nga voté en toute discipline. bu fay impôt jotee nga fay impôt te kenn du la dégg nga takk banderole rouge wala nga sànni xeer wala nga toj fi jàmm. loolu nag boo amee jeunesse bu mel noonu te saa soo leen soxlaa ñu jóg tey la seen bakkan ngir yow jàpp nañ ne jaadu na.
nga ñëw taxawaat gestu leen ne Guinguinéo gi kat ministre sangam dem leen Guinguinéo dans 1 mois wala dans 2 mois te yaakaar nañ ne lii ñuy wax ni président de la république mi ngi koy dégg te jàpp nañ ne les ministres yi moom diisoo la waaw ci am naa ci lu wér ni lu ñuy bàyyi xel la ñoom lu ñuy bàyyi xel loolu moo tax nag ñu yaakaar ne balaa ñu fiy dellusiwaat ëllëg di wax ak yow danañ dégg ne nangam ji am suñu caserne sapeur pompier ubbi na suñu poste de police ubbi na suñu nangam am nañ ay bâtiment yoo xam ne suñu services départementaux yi ci la ñu nekk am nañ ay sièges yu conseil départemental parce que le conseil départemental ba tey n'a pas encore de siège comme yu bari ci réew mi waaw mais ñun suñu bopp la ñu mën a wax tey jii tabaxal nañu ko ñu ngay loué exactement yu bari loolu lépp nag dañuy interpellé waat ñi nga xam ne si tey ñoom la ñuy wax ñoo yor les politiques publiques de l'État que ñu gestu département bu Guinguinéo gestu suñu commune mais nag lancé bi ñuy ëpp bi ñuy lancé dañ koy lancé le ministre Mansour Faye mu yor wàllu yoon yi tali amul benn tali je dis amul benn tali bu gën a doon priorité fii ci Sénégal tali bu Mbos diggante kawoon Guinguinéo Mbos ba ñibbi dañu ne ragaluñ ci képp ku dem ba yaakaar ne saw yoon priorité la ñu toog ci débat wax la ne la lii ak lii la mën a jural département bi parce que du tali boo xam ne Mbos dong lay servir tali la boo xam ne day servir tout un département loo xam ne dana laal plus de 11 communes jaaru na ci loo xam ne piste ba ñu koy def piste rurale ñun juddoogul ay 71 xaw ma 60 nangam loolu jàpp nañ ne ak taarix bi nga xam ne tey dëkk bu mel ne Mbos am na ko ci màggaay ci dayoo jàpp na ne loolu war nañ ko mën a ciyaat bu baax xam naa loolu day wanewaat ni njoo des na xam bi ndax mbirum yoon moom ci Sénégal ndax fi nga toog waa Baba Garage toogoon nañ fi li nga wax la ñu waxoon seeni yoon woowa bi ma gëstoo histoire Baba Garage daanaka loola Rara ba nga fa nekkoon ci atu 1945 la fi nekkoon ba tey nga xam boobu Sénégal amul indépendance ci booba ñu ngi ci jamonoy guerre mondiale booba colon yi ñoo fi nekkoon defoon boobu yoon kon wone woon na ni potentiel baa nga fa woon xam nañ ko na mu amee solo loolu day wane waat ni kon ba tey Sénégal mbirum yoon moom des na waaye nag ndokk ba diisoo mi ngi fi tout le temps ñuy diisoo ak Sénégalais yi ku ci ne fa nga nekk di waxtaan ak yow ba ñuy becci li naqari Sénégalais yi ndax ñun dañuy jàpp ni lii obligation la te itam nag occasion la tey ci nekk au pouvoir na sant yàlla bu baax parce que président Senghor booba amul woon ay médias yu mel nii askan wi di wax ak moom directement mën koy dégg président Diouf amu ko woon Wade ak président Macky Sall ñoo ko am te fi ne ci président Macky Sall la ëppee ay moyens de communication population bi au lieu que takk seen ay mosquées xaw ma taxaw ci mbedd mi nii waa Mbos def tey nii waa Guinguinéo def tey ak Baba Garage defoon ko bari ki démb dañuy toog ci média bi wax ak sénégalais yi wax ak le président ngir mu bàyyi leen xel mais dama ñëwoon ci mbirum élection locale yi Pape waxagoo ma ci nga ni daal yow bu ñu defaree poste de police bi caserne sapeur pompier bi daal kon loolu rek dana doy pour nga ànd ak déedéet ñëwuñu loolu rek dana doy kon waaw parce que dañu ne xam nga nee naa la sànq département Guinguinéo yaramu mag la foo laal muy metti kon frotté war naa doon frotté bu mag kon frotté bu doy la ñu soxla waaye néew ma nañu frotté tànk yi mag yi rek bàyyi li ci des xanaa day nekk frotté carbolique crème bu mu ci doon baax na waaye nañ ñu gestu ba gars yi gën ma comprendre ba département Dakar naan noonu la am Guinguinéo parce que tey jii avec le président du conseil départemental avec la construction des maternités modernes tabax nañ ci 4 maternités modernes yoo xam ne si tey dama ne boo fekkee ne da nga am ay élus territoriaux yoo xam ne si ñi ngi jéem dara dafa am loo xam ne le pouvoir central moo ko man ñun suñuy vraie doléance fi mu toll nii le pouvoir central lañ koy wax suñuy préoccupation mooy désenclavement wu département bu Guinguinéo parce que tey Guinguinéo bu ñu ko désenclavé mën nga xëy en 40 minutes nga dem rallier Touba qui est la 2e ville économique du Sénégal mën nga xëy léegi dem rallier Birkelane en moins de 35 minutes kon loolu ay opportunité la loo xam ne day permettre à les jeunes yi ñu mën fa toog vous m'avez parlé tout à l'heure des élections locales bon bien vrai que ni push bi yàgg na lool moom kay waaye nag fi mu toll dafa mel ni yéen waa Benno Bokk Yaakaar yéen waa APR da ngeen di xasu rek nu ngi leen dugg ci géew bëri xam nga bii mooy 3e fois ngeen di génn géew bi génn saako yi je dis à bëri mën ta ñàkk de non man je dis souvent à l'opposition que ni ñoom nit ki mënul bëgg une chose et son contraire ñoom ñoo fi taxaw ne fichier bi normalul ñoom ñoo fi taxaw ne
fichier bi leerul. ñoom ñoo demandé woon à ce que ñu auditer le fichier national ñoom ñoo demandé woon à ce que ñu def des réformes ci fichier bi. loolu président ñëw fekk ci leen ci ñu bëgg kut ne léegi loolu nan ko bàyyi defaraat ay élections bien vrai que yaakam ci nañ ko. mais nag nit ki mënut a bëgg une chose et son contraire. te dañuy wax ne. ñi nga xam ne tey peut-être. dañoo wóolu seen bopp. ba tax ñu yaakaar ne bu doon suba. gars yi pare nañ te bu doon suba incha allah. na woon fa woon lay doon. Pape Alé waaye yaa ngi mel ni li ñuy wax mbiru mbër làmb ji arbitre soufflé gut nga taxaw ci géew bi di bàkkum waaye bu arbitre ne fir fekk na ñu way mbay mais tey parce que fi ma bëgg a waxee mooy tey c'est vrai que waa Benno Bokk Yaakaar jàpp nañ ni élection locale bu doon tey ñu gagné mais attention nañ ci tey parce que nag c'est vrai président Macky Sall mu gën a xam ni la woon 2009 du 2021 gii la woon 2012 du 2021 gii même la woon présidentielle 2019 bi passé du 2021 gii situation bi dafa soppeeku bu baax. xam nga Modou te local dafa wute ak présidentielle. Modou bàyyil ma enchaîner boofu benn question ñu avancer un peu am sëñ Pape Alé Pape mbos am na yu fa commencé juddu muy opposition bi boo jëlee Sénégal yëpp laay wax pas mbos rek maa ngi ci niveau régional. opposition bi ñu ngi juddu di am doole xam nga ci dara mais tamit les mouvements citoyens ñu ngi juddu xam nga ci dara am na ñoo xam tey dañuy toog rek duñu acteur politique duñu dara mais ñu ngi xool dëkk bi te des fois élection locale bu ñëwee ñooñu mën nañoo fël nekk outsider yoo xam tey mën nañoo jàngal làmb ji. est-ce que yooyu yëpp lan la ci Pape xalaat jamono ji. xam nga Modou dafa am benn affaire bu am. gis nga dafa am une transformation. boo xam ne day am du ma ne alternance générationnelle parce que man je ne crois pas à ce terme alternance générationnelle nañ jëlee ñii indi ñii non man dama jëm transition ndaw ñi voilà transition générationnelle que alternance générationnelle bu nee transition générationnelle maanaam dañuy seet ñi fi nekkoon tey def lu baax tey liggéeyal askan wi tey jariñ askan wi ñu bàyyi leen boo nekkoon Benno Bokk Yaakaar jariñoo askan wi sa population sonn sa dëkk mënoo ko développer comme la ñu dal biir Mbos moo ñu dal on est avec un vieux boo xam ne tey mi ngi ci Benno Bokk Yaakaar mais Mbos daf ci dellu ginnaaw Mbos daf ci desee gis boppam parce que Mbos tey lëndëm na on a un problème d'insécurité on a un problème nanga malgré qu'on partage le Benno mais li ñu gënal te lii suñu objectif moo ñu jële ko fa indi fa ndaw loo xam ne tey dina indi changement ci biir dëkk boobu ñu nekk te loolu la ñu pare di ko xeex te moom la ñu mas di xeex depuis 2011 bi ñu engagé woo ba léegi mais nag tey jii damay wax élection locale comme son nom l'indique local dafa am une particularité mooy lan c'est pas le président de la République moom la ñuy fal il l'a dit un jour boo xam ne ci ñun ñoo ngi fa woon président de la République fekk ñaari responsable politique yoo xam ne ci en 2019 mais il a dit que il les a dit que non mais attendez lii on est en élection présidentielle man maa soxla kon teg leen seen clivage yi ne le ñun booloo ñu ànd ba am suñu objectif loolu yàlla def na ko fal nañ ko ci palin bu rafet en 2019 mu nekk di doxal di dégager benn vision boo xam ne ci tey Sénégal ñi ngi ciy gis seen bopp population yi ñi ngi ciy gis seen bopp mais tey jii loo ànd ak président ak loo jege président na fexeel askan wi yow sentir sa présence ci sa local parce que élection locale c'est entre l'homme je ne dirais pas l'homme politique mais l'homme et sa population nit ki la ak askanam parce que yaa ngi koy wax sànq ay mouvement citoyen ay mouvement yoo xam ne ci ça dépend Modou Mbacké bu la neexee nga bañ a def benn yoon politique doonal un fonctionnaire doonal laneen mais del jariñ sa askan boo leen jariñee bés ñoom ñooy ñëw et loolu moo ñu dal au niveau de Mbos tey avec Modou Diop Guène c'est notre frère suñu grand frère la suñu mag la suñu lépp la doon def ci biir Mbos loo xam ne si xaarul poste politique parce que nag dama jàpp ne grandeur mi ngi commencé ci Modou Mbacké man li ma mënul te yow nga mën ko ma reconnaître la ko loolu moo ñu dal ci Modou Diop Guène moo tax ñu dem jëli ko
engagé ko loo ko ci politique pour ñu teg ko si suñu boppu mairie ñu àndandoo moom liggéey parce que on a espoir ci moom espoir nag ne signifie pas que ni yaa fi mën parce que li ñu la yaakaaree ba jëli la teg la fi boo ko matalewul ñu jëlee la fi teg fi sa morom loolu moo fi nekk loolu espoir boobu ñu am ci moom nag ak yaakaar googu ñu am ci moom te muy koo xam ne si il est prêt à se sacrifier pour Mboss il est prêt à tout donner à Mboss ndax biñ ko waxee mu ne dama am kilifa dem ci sëñ Mountakha mu jox ko ndigal ne ko bu dee jariñ saw askana la si tax a jóg demal nga dugg ci am nga ci ndigal kon loolu ku mel noonu ñun buñ ko amee au niveau de Mboss te ci suñu commune ñu gis ne y a beaucoup de retard du ñu ne ci Mboss moom vraiment y a beaucoup de retard ka fa nekk suñu papa la suñu kilifa la suñu lépp la mais mag la mais nag mag boo tollee fenn fii mu am soxla yoo xam ne dañ ne bu say soxla bëree yónnil ndaw lu sawar te Mboss dañu jàpp ne guddi yi ñu toll. Modou Diop Guène mooy ndaw li justement Modou Diop Guène yaa ngi koy wax mas na ñëw diisoo y a de cela 3 ans. y a de cela 3 ans mas na ñëw émission diisoo mais tey alors moom tey lan moo yaakaar fan la toll ci moom est-ce que am na relation bi parce que nag dañ koy fal di wax gis nga tey commune Sénégal yi village yi nga xam ne tey ay dëkk ay monde rural la ñu nekk maire ba fay nekk mu nekk acteur politique c'est pas important lépp solo mooy na am un réseau. na am ay partenaires na am ay collaborateurs yoo xam tey dañuy am moyen pour mën a jàpp parce que tey li doxal commune dëgg-dëgg nekkul ni commune boobu moo koy générer non parce que dëkk àll yu bari bu dee taxe municipale ngay xalaat taxe communale yi non mënul saa doxal dëkk peut-être nga ay partenaires yoo xam ñoo lay financer est-ce que tey bi ngeen xoolee ki nga jàpp ne mooy doon seen candidat du ñàkk da nga ko càmbar xam ko bu baax loolu moo wax Sénégalais yi ci moom que ni réseau am fa la toll ay partenaires am fa la toll mën na am comme projet Modou man dama gis résultat ci ndaw parce que comme ni ma la ko waxee sànq on travaille avec le président du conseil départemental Pape Malick qui est jeune comme nous muy ndaw loo xam ne pratiquement mën nga yendoon ak moom journée doo gis mu naan doo gis mu lekk dara du ko tàddeel objectif bi mu fixé rek ca lay dox kon nga gis énergie bi nga xam ne ndaw moom la mën a dégager pour les préoccupations des populations boo dee mag moo fi àndal bu ngeen doxee 200 mètres mu ne la may ma dallu tuuti kon te dëkk bu dee daa manqué lu bëri ay la yéwén Modou la ca gën mooy ndaw lu sawar dëgg la Modou Diop wax nga ko ñun yàlla bindee nañu amuñu complexe wu doomu aadama bu ñu ne nag rusuñu dara mais rusuñu nit pour wax ko dëgg bien sûr waay quel que soit nag posture boo mën a am quel que soit position boo mën a am quel que soit niveau de social boo mën a am waaye ànduñoo ak moom parce que dañoo jàpp ne moo fa gën a jàng ànduñoo ak moom parce que dañoo jàpp ne moom doomu mooy doomi Mboss dañu ànd ak moom ndax yaakaar te yaakaar googu nag ñaara ci mën a am ñu ànd ak moom xeex la ko ñaanal ko mu réussir bu échecgee jeunesse bi yépp ñooy échec kon damay lancer waat un appel à toute la jeunesse de Mboss parce que là je parle de l'élection locale bien sûr oui muy la mairie de Mboss dañuy lancer waat appelu jeunesse bi Mboss ñu jug yees lu jiwaat parce que nag dëkk yaa ngi dem te Mboss a ngi dellu ginnaaw alors Pape Alé Samb vraiment am na mbégte pour dalal la tey dama kontaan lu tax mooy jox kaddu gi les jeunes damay seetlu ni plateau yu bëree bari dañuy faxal di jox kàddu gi ministre bi député bi mooy ki ñu fal ba noppi diisoo nag des fois damay faxal di changer la donne di indi ay jeunes à la base xam naa tey ñi xool daañ ni waaw ndekete kon am na jeune bu mel nii macha allah ci àll bi quoi bu mel nii ci benn ci àll bi comme ni ñu ko doon waxee quoi ñun àll yi comme ñun kaw yi tout à fait ñu bay dañuy jàpp ni xëy na ñu Mansour Sall nekk Dakar jaay booy nandte sol dàll yu cher yére bu cher ñoo xam dëkk bi pourtant ci biir dëkk yi bala gën a sori am na fa ndaw lu xarañ sol lu woyof waaye bopp bu fees macha allah te loolu la Sénégal am ci potentiel bu mu xamul nañu gën a impliquer la jeunesse du monde rural ci nga xam ni tey xam-xam ma nga fa jom ma nga fa pas-pas ma nga fa ak bëgg seen xew ma nga fa
vraiment gërëm naa la bu baax a baax xam naa ne temps bi xaw na la bett gis naa nga may xoolaat. waaye une heure de temps yi mat na. di lay gërëm bu baax a baax vraiment. di la sant bu baax. merci beaucoup et puis di wax ne peut-être xame bi yàgg na. loolu li yàgg nga ko bëgg. c'est la première fois mais tey c'est la parce que nanguwuñu woon di dem ci télé parce que dañ ne. wax dafa jooy ñett rek. mooy ñu waxee ko fu ñu ko war a waxee. wala ñu wax ko te jotul. moo tax bi mu jotee pour ñu jóg. def nañ ko di santaat population wu département bu Guinguinéo yëpp. di wax ne yàlla suturaal nañu. ba li nga xam ne àll bi amuñu complexe wu Ndakaaru. ndax le président du conseil départemental. dëgg la Mbadakhoune nga mu dëkk fa lay jógee di ñëw fi kon ñi ngi sant bu baax. di gërëm nag suñu famille. di gërëm suñu soxna. di gërëm suñu waajur di gërëm waa Mbos ñëpp. jërëjëf Pape Alé Samb jóge ca département bu Guinguinéo dëkk ca Mbos aussi. di agent administratif ca conseil départemental ba. nekkoon tey ganuk émission diisoo incha allah ci beneen émission diisoo ak beneen invité ak benn sujet maa ngi jégalu bu baax Moustapha Diakhaté waroon na maa ànd ak moom waaye dama gëm ni mu ñëw plateau ñu waxtaanee lu gën a yaatu moo gën di ko jël téléphone finalement ndax kon day xat ba ëpp sant leen gërëm leen incha allah joxe rendez-vous ba dimanche ci beneen diisoo beneen invité illa li xam